jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite sn.com ñu ngi dalal jàmm seen chaîne préférée di am mbégte ak kontaante di leen retrouver saa yu nekk tey nag ñu ngi fii ci foire jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck journaliste écrivain aussi ak créateur du blog Yérim Post Yérim ñu bàyyi la nga nuyonteeg internet yi lay seetaan. waaw soxna si maa ngi lay fay di am mbégte lool dalal la fii ci bureau yi nga xam ne moom la Siscom am ci foire bi. di am mbégte lool di waxtaan ak yow ci lu jëm ci wàllu réew mi. xëy na tey dañ la fekk fi nga xamante ne moom mooy foire ñu bëggoon a xam lan moo tax exactement. waaw dama benn structure bu tudd Siscom boo xam ne depuis 2009 mi ngi existé maanaam ñu ngi ko sos 2009 Siscom di société boo xam ne nii dafay yëngu ci wàllu communication wàllu marketing wàllu production. Siscom di société bu ñu xam ndax Siscom moo produire Un café avec Siscom moo produire Réussite le magazine de l'Afrique qui bouge am na aussi yu bari yooyu gis ci télévision tubaab yi yoo xam ni Siscom moo koy produire notamment lu jëm ci information yoo xam ne nii par exemple télé yu mag dañ koy soxla ci biir Afrique di ko jël di ko wane seen ay journaux télévisés yu ci bari ñun ñoo koy produire donc Siscom société la boo xam ni société bu yàgg la buy def activité yu baree bari ci réew mi di def aussi ay ci wàllu communication di def ay communication d'image pour ay sociétés yu bari yu ñu xam yu ràññeeku ci réew mi doon société bu dynamique yàlla def nag septembre bi passé ñu amoon benn xalaat ci foire bi ndax gis nañ ni foire bi macha allah rëy na ndax am nañu lu ëpp 1 million de personnes yu fiy daje at mu ne lu ëpp fanweeri réew aussi dañ fiy ñëw donc vraiment loolu yëpp ñu jàpp ci ni bu demee noonu potentiel la boo xam ne war nañ ko mën a organiser. comme ñu nag marketing ak image ak publicité mooy suñu liggéey ak sponsoring ñu ñëw nag proposer foire. pour yoral leen loolu bu ñu waxtaan ak ñoom ba juboo ñu yoral leen loolu moo tax Siscom délocalisé nii pour organiser foire bi loolu moo tax yaakaar naa ni ku dugg ci foire bi tey di nga gis marque Siscom. xëy na am na solo dañuy dugg ak yow ci laaj bu njëkk bi te mooy que ni dañuy def analyse ci situation au Sénégal ñu gis ne aussi rapport au agence de régulation du marché public 2017 génn na. ñu gis na aussi après résultat gis nañ ay scandales yu bëri délinquance dans les procédures de passation des marchés bëri na ci ñu gis ne aussi COUD APIX CDC ak yeneen structure épinglé nañ leen ci ñu bëggoon a xam yow ban jàngat nga def ci situation boobu noonu. jàngat bi ma ci jàngat mooy le président de la République wax rek nee na que chacun prenne ses responsabilités wax na dëgg waaye moom it dafa war a jël ay responsabilités am ndax organisme bu mel nii génne lii wane ko bu ñëpp jël seen responsabilité mooy aussi ñu càmbar ko xool ba xam ku ci def lan ak lam ca def lu tax ak lan la ci yoon wax ñi ci yoon teg ay daan ñu teg leen ko loolu rek la amul pour man y a pas de commentaire yu bari maanaam bu fekkee ni lii am na ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal nag du accusation ndax ARMP mën na bind loo xam ni xëy na c'est pas contradictoire donc bu bindee loolu ba pare il faut ki nga xam ne moom lañ ko bindal ñu laaj ko kooku bu waxee ba pare ñu xool nag lan la ciy jàngat est-ce que yëf yi dafa war a yam fii rek wala est-ce que sanction politique dafa war a am maanaam moom président de la république nga xam ni moom lañ dénk réew mi mu dénkoon nit ñooñu est-ce que dafa war a gis jëfin yooyu nit ñooñu jëf pour mu tirer ci ay leçons maanaam ñii mu dàq leen wala leneen wala est-ce que sax yëf yi weesu na sanction politique dafa war a am sanction pénale bu loolu amee naka lañ mën a def ba yoon dugg ci jaarale nit ñooñu yoon loolu rek a fi nekk yeneen commentaires yi ñu ciy def yëpp amul sens waaw ñaar rek a fi nekk c'est-à-dire rapport la rapport boobu bu tegoo war na am ay conséquences yooyu nag doo jóg rek ni dal ci nit ki parce que rapport mën nañ bind loo xam ne xëy na c'est pas contradictoire wala ki ñu war laaj ki ñu ko bindal laajuñu ko wala ki ko bind juum na parce que auditeurs yi bind aussi ay nit lañ mën nañoo juum. wala am na ay documents yoo xam ne biñ koy bind joxuñu leen ko donc ñiñ ko bindal faaw ñu laajaat leen buñ leen càmbaree ñu indi seen i wax bu ñu xoolee loolu ak seen i éléments ak seen i preuves bu ñu xoolee loolu ba pare nag li may woowee prendre ses responsabilités pour man ci président la war a njëkk a tàmbalee
donc prendre ses responsabilités mooy yan conséquences ou politique ou pénal la ñuy jox loolu nga xam ne moo xew. xëy na monsieur Seck ñu foog aussi ci wewu béy ne moom dafay jàppale ki nga xamante ne moom mooy état bi ñu bëggoon nga indi ñu ci ay leeral. kan mooy jàppale ni état bi. yow sa jëmmi bopp. ci fan wewu béy ban moo ko wax. ah dañ ko dégg de. ah déedéet soxna si loolu du journalisme non loolu du journalisme ah mën naa dégg ni yow doo ibaadu jigéen bi taxawaalu nga xam mën naa ko dégg non dégg moom dafa yomb loolu waxu ndax sa kandang la. am dañu bëgg a xam am na wala amul. non loolu du ma ci sax tontu parce que amul sens déedéet su ma la woon ni yow ndax jigéen bi taxawaalu nga am na wala amul loolu est-ce que nañ ko war a wax nit non loolu amul sens quoi est-ce que da nga gis ci li may bind wala li may wax loo xam ne équilibré wala jaarul yoon mas nga koo gis est-ce que mas nga gis loo xam ne dëgg la ci réew mi arrangé wul réew mi régime bi ma bañ ko wax wala ma bañ ko bind waaw loolu noonu foofu da nga koy jàpp. kon mu mel ne kon dañ la koy jiiñ donc. soxna si jiiñ du journalisme preuve mooy journalisme firnde yéen da ngeen war a bàyyi journalisme kenn du ko defee nii dañ la koy jiiñ dafa yomb kum neex sañ nga toog inventé xalaat wax lu la neex loolu du journalisme booy poser question soit da ngay am élément nga ni ma tel élément am na wala tel preuve wala tel firnde wala bind nga lii wala wax nga lii d'accord mais dañ la koy jiiñ dafa yomb ma laa taxaw ne dañ lay jiiñ dara loolu noonu loolu bul defa kenn du defee journalisme noonu waaw. Sénégal réew la moo xam ni ku nekk mën na toog wax lu ko neex journaliste nag boo koy jugé da nga koy jugé ci li ma bind man damay wax damay bind yemuma ci loolu damay bind ay livre bi kuy jàppale état du ko bind c'est goulot qui étrangle le Sénégal première page bi ba dernière page bi critique du pouvoir bi la donc nit ki boo koy jugé da ngay koy jugé ci ay faits maanaam da nga naan ko yaa wax lii te méngoowul dëgg wala yaa bind lii wala yaa bind tel livre pour def lii et cetera man su ma doon jàppale état bi wala dara réew mi jàpp naa ni am na ñu fi dàq bind mais am na ñoo xam maa leen dàq bind te lu mu bind maison d'édition yi édité ko su ma neexoon bind ay livre am na ñu fi bari ñoo xam ne jàpp nañu dañuy bind ay livre di tagg ay président di tagg ay ministre di tagg ay régime mosuma koo def pourtant ñi koy bind ñëpp dàq ñu maa bind ñi koy bind ñëpp maanaam ëpp ñu ma légitimité pour bind ñi koy bind ñëpp mënuñoo bind lu gën a saf man li ma mën a bind te mosuma koo def mosuma bind biographie ci homme politique mosuma koo def mosuma bind livre ci àdduna buy soutenir un régime mosuma koo def tu comprends mosuma bind éditorialu yaaba neex boo génnee léegi dugal ci Yërim Post nga xool sans langue de bois yi ma bind yëpp nga xool ba xam lii li ma ciy wax dëgg loolu lu dëgg loolu noonu la ñuy apprécier journaliste man sama gis-gis. xëy na foofu leen dinañ ñëw après ci livre yi nga bind ñu bëggoon a xam ban appréciation donc nga def ci gouvernement actuel bi. gouvernement ban pouvoir bi quoi nga bëgg a wax nguur gi waaw non réew mi dafa toll foo xam ne ni situation bu inédite la jàpp naa ni c'est la première fois ci suñu histoire benn président de la république tàmbali mandat constitution bi wax ni bu mandat bi jeexee dafa war a génn dem maanaam bu mandat bi jeexee mënatul a nekk candidat loolu mën naa ni c'est la première fois mu présenté wu suñu histoire ndax Abdou Diouf bi ñu koy gagné fekkoon na amoon na possibilité présenté wu waat Abdoulaye bi muy dem forcé wu waat na pour présenter wu waat bii yoon nag le président de la république ci boppam moo taxaw ni mandat bi mooy mandat bi mujj loolu c'est la première fois mu am suñu histoire politique maanaam ñu commencé benn mandat di dem mu woon gars yi ni d'ici 5 ans ki fi nekk dootu fi nekkati loolu nag dafa am lu bari lu muy indi ci doxinu politique maanaam ñi am ambition ñi ngi préparé wu ñi nga xam ne nii bëgg nañu calcul am nañu ay calcul ci li ñëw après kii ñi ngi ci nekk maanaam li ñu naan recomposition politique dafay am coow li tàmbali tam mandat Macky Sall sax tàmbaleegul loolu li ko def mooy horizon 2024 maanaam ñi am ambition ñi ngi koy xalaat ñi nga xam ne ñi ngi ci liggéey ay schéma politique pour fekk teg fi dara ginnaaw Macky Sall ñi ngi koy xalaat moo tax mandat bi mandat buy différent la maanaam du bokk ak mandat yi ñu daan faral di gis
et puis c'est normal ndax aussi politiciens yi ñoom pendant que ñun ñu ngi jànkonteeg suñuy problème ñoom ñu ngi jànkonteeg seen i calcul c'est malheureusement ça. ndax gëm nga troisième mandat wu Macky Sall. ndax gëm naa ko ndax gëm naa ne dina présenté wala déet. ndax mën na nekk ndax dina présenté wu. non man li ma gëm ci droit wax naa ko li ma gëm mooy article 27 de la constitution li mu wax article 27 daf ni kenn mënta def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo Macky Sall def na benn mandat premier mandat bu njëkk bu 7 ans defaat beneen deuxième mandat bu njëkk bu 5 ans donc jàpp naa ni fii la ay mandat mi yem parce que moom sax wax na ko donc droit bi moom l'article 27 de la constitution dafa leer nañ est-ce que moom ci boppam dina présenté wu waxul mësul wax lu jëm ci loolu wax na waxaat ni mënula présenté wu ay nit sax toog nañ di wax ci affaire mandat bi mu dàq leen parce que nee na mënuñoo nekk éternellement ci coowu mandat alors que ñu ngi koy soog a fal donc man bala may gëm ni Macky Sall dafa bëgg a présenté wu tout ça mu wax ko ma dégg ko parce que nit ko aussi mënoo analyser ci fiction parce que politique fiction amul ni nga mën a analyser mooy fait politique maanaam li xew mooy Macky Sall wax na plusieurs fois bi ma ci gën a jàpp mooy 31 décembre fii ci palais bi ñu interviewé ko laaj ko question bi mu wax lu leer daan ni mandat bu njëkk bi def naa ko bii mooy deuxième mandat bu mandat bi jeexee damay dem donc loolu lañ mën a jàpp ba dégg leneen maintenant nag le fait que mu am autour de Macky Sall ay nit ñoo xam dañuy agité wu loolu moom ci politique Sénégal la ànd ñoo xam ni jàpp nañ ni lu ñu gën a yëngatu rek gën a def activisme rek Macky Sall leen gën a xàmmee rek gën leen a jox cër rek ñu gën a cëru ci réew mi dafa am ñoo xam ne loolu la ñuy dund maanaam amuñu liggéey amuñu poste amuñu place seen dund mooy nekk ci luy wër nguur gi di complot di teg ay schéma parce que loolu moo leen di dundal ñooñu faaw ñu def seen mënin loolu kenn mënu ci dara. xëy na dañuy desandi ba tey ak yow ci wàllum politique opposition bi ndax mën nañ jàpp ne opposition bu dëgër la fii ci Sénégal. waaw opposition Afrique moom dafa metti ku ne xam na ko opposition Afrique dafa metti pour nga gis une opposition vraiment forte en Afrique yombul ndax ni ñuy defee politique ci Afrique moo metti politique li koy def ci Afrique mooy nguur ak alal boo nekkee sax opposant ñi la wër ñëpp ku nekk yaa ngi xool nooy calculer ba dem ci nguur gi boo nekkee opposant amoo moyen te fii lii téye appareil politique yi lii téye militants yi lii téye nit ñi mooy nguur gi ak teraanga yi muy joxe mooy poste yi ak alal yi donc ce qui fait que c'est difficile opposition Afrique dafa metti donc surtout que gars yi tiré dañ 7 ans dans l'opposition war a tiré waat 5 ans muy 12 ans dafa metti dafay yàgg loolu moo tax opposition dafay doon position bu fragile mais n'empêche que quand même on peut dire que malgré tout maa ngi gis ay coalition yu bari di formé wu yoo xam ne mën na leen a bàyyi xel pour l'avenir bokk na ci coalition bi nga xam ni moom la Idrissa Seck formé ànd ci ak Pape Diop ak Malick Gakou ak Hadjibou Soumaré et cetera pour man coalition bu ñu war a bàyyi xel la pour ëllëg Ousmane Sonko aussi ak ñi mu àndal ñu war a bàyyi xel lañ pour ëllëg Congrès pour la renaissance démocratique bi nga xam ne aussi fa la Abdoul Mbaye nekk Thierno Alassane Sall nekk fa Mamadou Lamine Diallo nekk fa ñoom aussi coalition la force la boo xam ne ça va compter mais nag ci politique juróomi at dafa gudd maanaam fii ak prochaine élection yeneen force politique mën nañoo dund nekk yeneen leader mën nañoo fël yeneen recomposition politique mën na am waaw donc moo tax tey opposition c'est vrai que opposition nga war a opposer pendant juróomi at mandat bi di soog a commencer du lu yomb ci Afrique parce que politique fii moyen ak nguur moo koy def te opposition généralement du ñu am alal du ñu am nguur. xëy na foofu kàddu yi am na solo beneen question bi mooy ban appréciation ngay def ci justice sénégalaise. bon justice bi man li ma ciy wax rek mooy li ma ci xalaat kenn mënta jàpp ni justice bi dara baaxu ci loolu kenn mënu ko wax ndax ñi nekk ci justice bi ay sénégalais leen yoo xam ne société Sénégal moo leen secrété mën naan sax sociologie Sénégal moo leen secrété maanaam magistrat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir justice bi ñooñu ay nit lañ ñoo xam ne ci peuple Sénégal lañ jógee
maanaam jógewuñu Australie jógewuñu Chine jógewuñu Inde jógewuñu Pakistan ay sénégalais lañ am réflexe sénégalais am culture sénégalais am ay calculu sénégalais donc am ay qualité sénégalais mais am ay défaut aussi sénégalais ni sénégalais yi mel rek noonu la magistrat yi mel ni sénégalais yi mel noonu la journaliste yi mel ni sénégalais yi mel noonu la avocat yi mel ni sénégalais yi mel noonu la politiciens yi mel bu leen kenn na justice bi nga am peuple bi nga am justice bi mel noonu ngay am c'est aussi simple que ça comme nag sénégalais dafa fragile devant nguur ak teranga justice aussi dafa fragile devant nguur ak teranga c'est aussi simple que ça moo tax Sénégal amul justice politique amu fi waaw maanaam dégâts lépp mën nañ ko topp jaarale ko ci yoon ba mu des ku am problème ak nguur te loolu nag il faut ñu régler ko parce que problème boobu tant que régler woo ko sécurité juridique du am liberté du am démocratie du am il faut que les affaires politiques là ñu leen di gérer dans le respect de la loi loolu je pense que démocratie Sénégal il faut mu def jéego boobu damay jàpp ni jéego boobu ci jéego yi gën a mag yi ko dese ci la bokk bu ñu demee ba justice bi am totale liberté pour gérer les dossiers politiques jàpp naa ne bu ñu àggee ba foofu démocratie Sénégal dina def jéego bu mag parce que dina tax kenn dootul mën a xool nit rek muy adversaire politique rek boo xam ne nii mën na laa jaaxal ci élection rek nga sàkkal ko pexe parce que loolu aussi faaw ñu dépasser étape boobu fekk Sénégal dépassé wuñu étape boobu fekk justice mi ngi accepté doon bolde boo xam dañ koy jël di ko dóor ci ay adversaire politique tant que loolu amul dinañ wax rek mais dafa am lu bari luy des suñu démocratie te loolu faaw ñu régler ko. xëy na foofu am na solo ñu gis ne tamit monsieur Seck dafa am plusieurs casquettes ñu gis ne écrivain la ci information yi ñu mujjee am bind na 7 livres ñu gis ne aussi benn bi c'est Goulot qui étrangle le Sénégal paru en 2017 avec 15 chapitres ndax mën nga ñëw ci brièvement ci contenu bi. waaw casquette yi nga wax dafa am boo ci fàtte mooy man chef d'entreprise la waaw parce que leen laa jàpp dama jàpp ni journaliste rek taxaw di wax rek pour man du liggéey waaw bu fekkee taxaw di wax di bind rek di coow pour man loolu du liggéey comme nag d'autant que fii amul économie de la presse maanaam amul publicité bu baax maanaam amul foo xam ne daal booy def journalisme normalement di nga ci am alal amul xam nga boo demee dëkk bu mel ni France nga xool budget publicité entreprise yi nga xool par exemple état bi ci boppam sax li muy def pour presse bi nga xool alal ji dugg ci presse bi da ngay xam ne fii mën nga fi def presse mu rentable loolu amul Sénégal y a pas une économie de la presse donc taxaw di wax rek ak di bind ak di coow rek man damaa jàpp ne du liggéey voilà man dama créer entreprise yoo xam ne nii Siscom bi nga xam ne mooy gérer foire bi ci la bokk ñun dañoo am suñu activité yoo xam ne nii c'est en dehors de ay journalisme ak yu ma xamul tey gis nga staffu Siscom ñi nga gis fii mooy ñiy liggéey fii bokkul ak ñi nekk sur le terrain depuis 2009 par exemple bi ñuy def un café avec bi ñuy def réussite bi ñuy def yeneen programme on a beaucoup de choses yu ñuy def ci réew mi en termes de production de stratégie d'image liggéey bu bari la boo xam ne ñi ngi koy def boole ñu ci coow boole ñu ci yéeg boole ñu ci wàcc mais on travaille foire bi boo fi duggee xool liñ fi dépensé ci alal liñ fi investir liñ fi def nga xool allée principale bi ñu jox nga xool doom yi xool scène bi xool ledd yi dernière génération nga xool place du sponsor du jour niñ ko defarawaat nga xam ni fii xaalis dëgg lañ fi investir donc ñun dañuy liggéey daal parce que aussi affaire bi critiquer dëgg baax na lool wax baax na trop mais liggéey it baax na donc loolu moo tax casquette yooyu yëpp dëgg la écrivain baax na lool journaliste baax na lool sans compter que nag presse bi man li ma ci bàyyi mooy sama esprit critique jeex na maanaam damay nit koo xam ni dama mënta dëkk ci réew moo xam ni dinaa fa gis yoo xam ne nii neexuma te duma ko wax loolu rek la mais presse bi man apporté wu ma dara lu dul ay ennemis xëy na ñoo xam ne da ngay wax ci ñoom ñu yaakaar ni da nga leen di xeex à titre personnel alors que yow ay jëfin ak ay taxawin ngay critiquer maanaam man presse indi lu ma dara apporté lu ma dara et puis du sama liggéey
mais dama koy def comme participation citoyenne parce que dama jàpp nit boo bokkee cim réew say maam juddoo fa say baay ak say yaay juddoo fa yow nga juddoo fa ba pare say doom nekk fa nar faa dund te nga ñaan yàlla aussi boo deewee ñu suul la ci réew mi ne serait-ce pour que boo deewee sax nga nelaw ci réew muy dal sax jar na li nga mën yëpp nga def ko ngir réew ma dox loolu mooy sama sensu engagement ci presse livre yi may bind articles yi may bind émission yi may def commentaires yi may def loolu kese laa ci jublu Yerim Post dama ko créer pour di wax li ma xalaat ci réew mi mais mën naa ni sama xaalis yi may gagné ci yeneen i action moo koy financer à 100%. Voilà loolu mooy sama engagement man ci réew mi bon livre nag comme c'est goulot qui étrangle le Sénégal dama ko xalaat dama gis réew mi ma gis ni réew mi dafa am atu yu bari atu bi njëkk biñ gën a am bi gën a am doole mooy jàmm parce que Côte d'Ivoire am nañ lépp mais amuñu jàmm gis nga Angola am nañ lépp amuñu jàmm Sénégal ñi fi ëpp Afrique ñi fi ëpp ay richesse amuñu jàmm donc jàmm rek affaire bu rëy la te nit ñi xamuñu ko ñun am nañ jàmm moo ñu am coup d'état dañoo mos a xam ni ku ñu fal fii di nga yóbbu sa mandat ba mu jeex loolu rek c'est important ñu fal la tey mu leen ni 5 ans yow yaa fiy toog mais 5 ans nit mën na fa def lu bari am nañ jàmm am nañ population bu jeune am nañ soleil li tax ma soleil mbay moo tax am nañ suuf am nañ population bu jeune boo xam ne nii non seulement suñu population ay ndaw la ñu ñi ci ëpp mais ay ndaw la ñoo xam ne am nañ bonne santé ndax feebar yu bon yi am ci yeneen réew yëpp muy sida muy Ebola muy yëpp yàlla dimbali nañ ñu ba même bu amee Sénégal it bariwul xam nga atu yooyu yëpp boo ko amee ba pare am nit ñu xereñ muy ci njàngum tubaab muy ci njàngum arab muy cax ci xam-xamu ci liggéeyu loxo muy ouvrier yi tey chef d'état boo gis mu sol yére wolof ci àdduna sénégalais moo ko ñaw donc yàlla daf ñu may xereñ ci xel macha allah may ñu xereñ ci loxo ma ni loolu lépp nag réew mënu koo am boole koog nag muy réew moo xam ne am na kilifa ndax fii da ngay gis par exemple xalif général des mourides boo waxoon tey mourides yëpp dinañ def li mu wax parce que loolu aussi dafa am solo réew nit ñoo xam ne am nañ kilifa loolu lépp am nañ ko waaye taxul ñu dem fenn may analyser nag lan moo tax ñu am loolu lépp te réew mi demul ma xalaat ni dafa am loo xam ne moo tax demuñu loolu bokk na ci ni ñu gisee koom-koom maanaam ñun consommer moo ñu gënal entreprendre tey par exemple ñun def nañ xaalis boo xam ne ci foire bi mënoon naa jënd kër mënoon naa jënd oto waaye investissement mooy yóbbu réew kanam ñun amuñu culture boobu maanaam yooyu lay analyser maanaam mbay mi lan moo tax ñu am indépendance depuis 60 ans ba pare du ñu bay li ñuy lekk yooyu yëpp li ñu tax a toog fii ci la bokk lan moo tax ñun ñu am par exemple ay garab ba pare am bois am dénk ba pare di jéggaani ay meubles maanaam yooyu lay analyser maanaam dama identifier points yi nga xam yëpp moo tax réew mi mënta dem loolu mooy c'est goulot qui étrangle le Sénégal maanaam li nga xam mooy moo xoj Sénégal ba tax réew mi toog ci benn place mënta dem donc loolu lay analyser ci réew ci livre bi. Là aussi c'est clair mu mel ni kon sénégalais dañuy préférer consommer plutôt que produire beneen livre aussi moo frappé suñu attention mooy l'Afrique le spectre de l'échec foofu aussi bëggoon nañu ñëw ci. waaw boobu aussi de livre la boo xam ne maa ngi ko bind en 2000 li ma ci jublu woon lenn rek la en tant qu'intellectuel africain ma xalaat lan moo tax Afrique tardé lan moo tax ñu am indépendance depuis 1960 ba pare mënuñu dem fenn loolu la livre boobu taxoon analyse la boo xam ne dama ci identifier li nga xam ne lépp moo tax réew mi demul li jëm ci suñu mentalité li jëm ci suñuy jëfin li jëm ci suñu rapport ak le reste du monde li jëm ci suñu leadership maanaam xam ñi jiite coup d'état yi naka la déstabiliser Afrique depuis bi Afrique indépendant ba léegi ba Afrique mënta dem guerre civile yi maanaam analyse la boo xam ne seen analyse géopolitique
boo xam ne lépp li nga xam ne nii moo tax Afrique demul laa ciy tënk mooy Afrique le spectre de l'échec voilà. xëy na monsieur Seck question bu ñu mujjee mooy que ni gis nañ sa benn interview nga doon wax ni ba nga nekkee ndaw maanaam da nga waroon dem daara ñu gis ne aussi jamono ji gis nga scandale bi nga xam ne moom moo am daara Njaan ñu bëggoon a xam loolu ban yëg-yëg nga ci am. waaw question boobu nag li tax bëgguma ko aborder mooy su ma ko aborder dinaa ci wax li ma xalaat te su ma ci waxee li ma xalaat mën nañ jàpp ni dama contre lii wala ma contre lee parce que Sénégal lañ nekk moo tax comme mënuma cee wax li ma xalaat je préfère bañ ci wax waaw. ba tey nous respectons cela donc nous sommes à terme de l'entretien ñu bàyyi la nga joxe say kàddu yu mujj. kontaan naa trop nag ci ñëw bi ngeen fi ñëw maa ngi remercier seen site bi sans limite di leen encourager seen liggéey di profiter nag seen micro pour wax sénégalais yi muy ñi nga xam ne dañu nekk ci koom-koom mooy ñi nga xam ne ni dañu nekk ay consommateurs que ni foire de Dakar dellusiwaat na ndax foire bi day événement boo xam ne benn la ci Afrique de l'Ouest événement boo xam ne dina am lu mat 1 million de visiteurs wala 1,5 million am ay exposants yoo xam ni toll nañ ci ñaari junni di jóge ci fanweeri réew ak ñett loolu de événement bu ndaw li ci naqari woon nit ñi yëpp dindi nañ ko ci parce que dañ ñoo demoon ba ni foire ga léegi mooy Sandaga et cetera bruit bi dindi nañ ko désordre bi dindi nañ ko aménagement yi ñu waroon def yëpp pour foire bi jag def nañ ko tey ku fi dugg tey di nga xam ni loo mën a gis Europe Amérique ci foire bi tey boo duggee gis ko directeur foire bi Cheikh Ndiaye facilité na suñu liggéey dañ ko laajoon yëpp def na ko en place defar nañ foire bi ba foire bi rafet na amatul bruit amatul nuisance amatul vente à la sauvette amatul exposition anarchique maanaam lépp normal na réew yi fi ñëw yëpp kontaan nañu ni ñu fekkee foire bi Sénégalais yëpp nag ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw ci foire bi xam ne événement bu mel nii kenn du ko am di ko bàyyi wala nga koy foye ndax boo demee tey Dubaï événement bi fa gën a rëy mooy foiru Dubaï boo demee Chine événement bi fa gën a rëy mooy seen foire yi parce que foire ci la ñuy natte économie réew donc sénégalais yëpp ñu ngi leen di invité ñu ñëw ci foire bi tey ren am na ordre am na discipline am na organisation rafet na ale yi dégagé nañ ko kenn nekkatu di jaay ceeb ci mbedd yi lépp organisé nañ ko lekk gi jax si nañ ay contrat ak ay société privée yu xereñ lekk gu set lañ fi lekk concert yi dina am 50 concerts yoo xam ne nii ñëpp ay joué donc vraiment événement la boo xam ne macha allah ñu ngi ciy woo sénégalais yëpp pour ñu ñëw teewe ko. merci beaucoup monsieur Seck ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité merci beaucoup mbokk internet yu ñu doon seetaan loolu la leen indi woon tey comme entretien di leen jox dig daje bu yàggul dara jërë ngeen jëf.